bis bu ne altine ba àjjuma ci kàttanu sunu borom ñu àndaat ak yéen seen émission daan coronavirus waxtaan ak penc mi nga xamante dañu koy seq saa su ne ak yéen ngir waxtaanee jàngoro ji teew ci réew mi daanaka boobaak léegi ñeent ci weer ci it tëw a dem bana fi mandarga yu xóot nag ndax ci bépp fànn wàllu koom-koom ak wér-gu-yaram gi bakkan yu rot ñu ngi ci juróom-ñeent fukk ak ñett 93 décès ci wàllu loxoy kër docteur junneeg juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ci ay malade sooxeel na liggéey bi ba ca sax pale ba ñu ngi leen di wax ci ubbiteg xibaar yi beru gu njiitu réew mi fas yéene beru li ko tàmbalee démb diirëb ñaar ci ay bés ndax jokkalante kenn ku amee jàngoro ji moom président Sall ci pàttali def na test bi amee wu ko waaye beru gi ni ko kër docteur digle ci wàllu doxalin tey jii nag dañuy daal di jagleel lii di émission bi ubbite école bi ndax ku sañoon yëf yi jaar ci yoon ku sañoon gune yi wéy di dem taataani xam-xam rawat na ñi ci nekkee classe examen waaye ku sañoon dara du leen dal ñoom ak seeni sëriñ ndax corona gi xam ngeen ak lawaayam waaye matuwaay it kilifa yaa ngi ca muy thermoflash yi di masque yi di raxasu gi ci laata dugg gi fàttali it ne ubbite gi léegi l'école bi 9h lay doon ci ñoom tout tànk yi nekkee classe examen bu dee tout tànk yi ay ñu war a def CM2 entrée en sixième ñoom bu 14h ñu yeewi leen seeni mag secondaire gi ñeenti waxtu ci ngoon journée continue du ñàkk nag ci digal ba ay xeeti pause lenn ci ay minutes ak yeneen loole am na solo lool ci wàllu woowu ñu daal di dem ba Mbour Abdou Thiam wala Max Euclide Compagnie mu ngi ci Sédhiou Max maa ngi lay nuyu. waaw di lay ziar Aji Assane. Max de foofu war na féex de ndax dégg naa taw bu metti ngeen xëyee tey. waaw bu ñu daanaka ci ay 6h40 yooyu noonu la commencé ngelaw noonu la continuer taw taw ba heure bi nii sax mi commencé xaw a sëb tuuti mu ngi wis. parce que fu ma nekkee sax dama gën ak parasol laa amee. pour taw bi. tey ko bu baax de. waaw fu mu nekk nii depuis bu mu commencé taw. man daanaka sore ma lycée Ibou Diallo moo xam ne mooy lycée test bi. waaye bu muy taw ba léegi gisuma benn ndongo bi nga xamante ne génn na pour jublu ci l'école bi. ndaxte ngelaw gi nga xam naa. moo tax boo ñu bëree Francois Sénégal yi. dañuy xool daal ba ci kanam peut-être. su demee ba mu sebet ñu xool matuwaay lu ñuy defee kilifa yi maanaam waa yaa ak gouverneur ñoom lu ñuy taxawee pour élèves yi mën a dellu seen classe. waaye fu mu nekk nii moom. ci suba si moom dina jafe xale yi xëy waaw. waaw boor bi taw bi mi ngi ngelaw sax mi ngi ngelaw ñu xool daal. mais taw bi quand même deful benn dégâts gisaguñu peut-être xaar ba ci kanam. xool parce que il faut mu dem ba mu arrêté ñu xool. mais xam naa dina am ay dégâts parce que am na ay écoles yi nga xamante ne ay saket la. ngelaw bi nu mu doore woon xam naa suñu yaakaar suñu bàyyee xel dina am résultat. d'accord kon Max xam naa ba ci kanam ni nga ko waxee incha allah bu gënee naaj tuuti dañ àndaat ak yow ci RFM Max Euclide Compagnie ci Sédhiou dafa xëy tey ngelaw lu métti ak taw yu métti. ci diwaan ga ñuy koy sante suñu borom ndox moomee ndax munta ñàkkit ni xam-xam bi munta ñàkk ci gune yi ndox mi munta ñàkk ci mbay mi ci wàllu naataange waaye lépp rek na doon lu ànd ak cedd goo xamante ni ak yéwén lay doon gune it ni ñu ko waxee rek risque yi moom bu munta ñàkkit na néew lool ba dara bañ leen dal ñoog seeni sëriñ ñoom ndongo yi ci wàllu l'école bi Sénégal fàttali ne ñi ci nekk classe examen ñooy xaaj bu njëkk bi juróomi junni ak juróom fukk yu tegal ñoom ñooy ubbi tey ji ci alxamis ji ci mbooleem diwaani Sénégal ci kanam tuuti kon ñu wéyal jokkoo bi Abdou Thiam ak Hadj Ndiogou Diène dina jéem a jot sunu gars yi rek muy Marema di Abdourahmane di Salif Sow ni seetlu sa àndandoo yi ndax ëllëg dafay ñëw ni seetlu li ngay waxoo ni set man seetlu naa la mani bis ko delloo te dina yow bis ko delloo
ñu dem ba Mbour Abdourahmane maa ngi lay ziar Abdourahmane. Assane Gueye maa ngi lay fay. Abdourahmane xanaa nga doon forbët jeex nañu foofu yëpp jeex nañ la ba sonn xam nga. xam nga dama programme yoon dem ci ab école publique. mu jëntal ga laa gis ni ñu bëri ci ñun ci école publique yi lañ nekk ma ne bari ma dellu defaat. génn ci benn école privée ndax ñoom it ci la ñu bokk. waaw bien sûr am na solo. mbaa sol nga masque ak yooyu ak raxasu xam nga. Rahman nag yow lu ndaw nga de moytul ayca bisimilah ci wàllu kon xibaar yi nu soxla rek ubbite l'école bi nu mu demee foofu ci Mbour ak daara joojee nga ne. waaw ci daara ji ma nekk nii fii la ci Kër Madior di ab école bi nga xam ni am na CM2 ba noppi tamit am li nga xam ni moom mooy classe troisième amaat ci ay classe terminale fi mu ne nii nag élèves yaa ngi ñëw boo seetloo sax élèves yi ñoom ñoo nekk di indaale seeni masque bu ñu yeggee thermoflash lañ leen di njëkk a def. am na ñaar ba ñett professeurs yi nga xam ni ñoom ñoo taxaw ci buntu bi ñuy surveiller boo duggee ba ci biir nga daal ci raxasu donc ci école bii nii fi mu ne nii mën nañu wax ni jël nañu matuwaay ndax lu ñu njëkkoon a wax bokkoon na ci école yi nga xam ni ñoom le 2 dañu doon dénoncer ni am na ay matériels yi nga xam ne amuñu ko woon. donc danaa li may waxee dafa xaw a metti. waaw ñu da nga doon daw xanaa wala. non du loolu wala masque bi. waaw da ngay choisir piste bu yaraax tuuti bu dee rabal la wala ni ma ko waxee woon ndongo ka day fatt. waaw donc comme ni ma la ko waxee ni élèves yaa ngi ñëw benn ci bunt bi gaañaa ngi yor seen i thermoflash boo ñëwee ba pare dañ lay testé ba noppi après ñu daal di lay ne nga daal di raxas sa loxo donc mooy li ma la waxoon sànq bokk na ci école yi nga xam ni ñoom le 2 pare ñoon pour tàmbaliwaat liggéey bi te ci kanam ñi nga xam ne ñoom ñooy waa IEF bi ak préfet di lañu def ay tournée ngir xool ba xam nan la mbir bi di demee fii ci département bu Mbour. Abdourahmane waaw Abdourahmane tey ngaa dindi masque bi comme sa micro rek la ak yow kese ah. waaw ok léegi. Abdourahmane bëgg mu ngi étouffé en direct léegi ñoom kilifa daara ji jotoo jokko ak ñoom pour ñu wax ñu ci par rapport au dispositif. waaw ñenn ci ñoom ñu ngi fii ñu taxaw. ngir ñu xool leen ban dispositif la ñu mën a jël bu ñu xoolee kenn ci ñoom bu ñu nangoo wax rek pour ñu ban dispositif ngeen daal di jël kilifa gi maa ngi leen nuyu c'est Abdourahmane la RFM vous êtes en direct sur la RFM donc dañu bëggoon xam tey yan dispositif ngeen daal di jël ngir mën a tàmbale li nga xam ne moom mooy jàng bi tour bi nan la. waaw c'est Abdou Kader Sy waaw je suis enseignant ici à Kër Madior. Donc depuis le matin à 7h30, nous sommes là devant la porte. Nous avons pris toutes les dispositions pratiques. L'armée devant les portes, devant les couloirs. Voilà, si Olof d'abord, voilà, donc nous, depuis 7h, nous avons fait nos motuwaay yëpp, n'est-ce pas, pour accueillir nos élèves. Donc, thermoflash nous fi pour xool température élèves yu ñëw ak parents yëpp yu ñëw. La rasukaay yaa ngi fi, gel yaa ngi fi. Donc, matukaay yëpp ak distanciation yëpp. N'est-ce pas, pour que élèves bu ñëw parents bu ñëw n'est-ce pas gis nañu vraiment jël nañu disposition yëpp. xam nañ ni seen école amoon avant le 2 bokk ngeen ci ñi nga xam ne dañu doon wax ni matériel yi ñu yoroon bariwuloon tey jii nii mën nañu wax ni lépp yemb na. waaw tey macha allah gis nga ko boo gisee élémentaire gis moyen secondaire bi gis nga vraiment lépp yem na enseignant bu nekk yor nga sa ñaari masque élève bu nekk tamit bu ñu duggee maître bi dina leen jox ñoom seen dispositif seen masque macha allah gel yi ak raxasukaay yëpp a ngi fii macha allah par rapport ak 2 tamit defe naa ni def nañ tuuti effort école def na effort état bi def na effort n'est-ce pas par rapport ak matériel bu ñu jotoon le 2. yéen xam nañ ni seen école yi ay bâtiment la donc bokku leen ci ñi nga xam ni cours yi bu waree dem ba booru nawet du xaw a metti ci yéen. waaw non gis nga tey école bi nu mu demee franchement effectivement lépp ay bâtiment la vraiment te CM2 ñaar lañu am donc dañ ko éclaté mu nekk 4 classes donc ñoom ñëpp ñu ngi si suuf donc duñu am benn disposition même cours bi dañ koy def am na bâche ak banc lépp donc fii wax dëgg yàlla macha allah bu tawoon tey wax dëgg yàlla du perturbé dem si jàngale bi voilà. Assane Gueye fii di école Kër Madior ñoom lu jëm ci wàllum nawet bi mën nañu wax ni école bi bu waree dem ba jamono jooju du metti ci ñoom ndax dispositif bi nga xam ni jot nañ koo jël mooy sànq rek li ma la ko waxee woon bokkoon nañu ci ay écoles yi nga xam ni
avant le 2 dispositif bi kon donc ñi nga xam ne kon naa fi jël benn def waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy élèves yi ñoom ñu ngi door a ñëw te xam nga rek dañuy xaw a ragal wax ci lu jëm ci wàllum rajo bi ndax dañu xaw a taat waaye ci loolu fàttali ci département bu Mbour lu toll ak 25 753 élèves ñoom ñoo war a dellu si waat si ci tàmbaliwaat jàng mi ñi nga xam ne ñoom ñooy enseignants yi toll nañu ci 3162 classes yi nga xam ne war nañ ko utiliser ci département bu Mbour am na lu toll ak 650 classes ci loolu tamit am na ci zone rurale mooy maanaam dëkku àll yi tamit ci la bokk ndax département bu Mbour zone rurale zone urbaine la jërëjëf Abdourahmane Diallo ñu koy gërëm bu baax ak jàngalekat boobu nangul ñu waxtaan wi ci école boobee di bu Kër Madior ca Mbour ñu leen di ñaanal ubbite gu jàmm dañuy jàll rek bu nu jógee Mbour Abdourahmane wutali ba Fatick romb Aminata Goudiaby jël yoonu mbar wi daal di fël dugg nag Mbacké ak soxna Marème Diop maa ngi lay ziar Marème. maa ngi lay fay Alaaji Assane. nu ngeen fanaanoo foofu. ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. alhamdulilah yaa ngi ak président collectif chef d'établissement yu diwaan googe monsieur Lakh di proviseur également bu lycée Gaynde Fatma. waaw Alaaji Assane noonu lañ ko bëggoon a amalee. mais ci mujj gi mujjwul ontu. ok parce que dem naa ba ci école bi maa ngi doon avertir naa ko également. du ñàkk dafa jàpp parce que ak soxla yi ak lijjanti bi. dëgg la donc maa ngi ko doon xaar jotaguma ko te comme rajo la et que rapidité la vitesse la. loolu moo tax ma dem ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy def tournée bi. ñu nekkoon ak IEF bu Mbacké ñu ngi nekkoon ak préfet bi Makhtar Diop moom moo ko jiite ñu ngi nekkoon ak COSYDEP G7 bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy collectif parents d'élèves yi ngir xool dispositif yi nga xamante ni nii jël nañ ko ci école yi fi may waxee nii maa ngi ci lycée bu Mbacké foofu tamit li ñu nemmeeku mooy dispositif bi jël nañ ko bu baax a baax ndax bi ñu egsee rek déjà thermoflash yi nga xam ne lu ëpp ci tournée bi ñu defoon nit ñi moom lañ doon wax ni moom lañ soxla gis nañ ko fi ñetti thermoflash da nga ciy jaar moo xam koo mënti doon raxasukaay yi également da nga ciy jaar te leneen loo xamante ni amoon indi woon nañ njaaxare ñu yaakaaroon ko mooy ni mu xëyee di wislisal ak parents d'élèves yi nga xam ne waxoon nañ ni peut-être duñu nangu ñenn ci élèves yi ñuy dem mais gis nañ ni daal fii ci lycée bu Mbacké élèves yi ñëw nañ mu ngi mel ni daal normalement ñu ngi gis ñëpp daal uyu nañ donc daal instant bi nii xanaa damay jéem a jël ki nga xamante ne nii peut-être moom mooy le collectif des parents d'élèves ñu mën a joxe li nga xamante ne ni moom mooy seen impression ci li ñu gis tey ak tàmbali visite bi nga xamante ni moom la ñuy def nii. anam mu jege na la. waaw xaw ma sax instant bi ci man saa la ñu dugg ñoom daal dafa mel ni amuñu jot mais daal li ñu mën a jàpp mooy ci tàmbali bi daal lépp loo xamante ne nii dige woon nañ ko gis nañ ko en place élèves yi ñëw nañ donc xëy na nag du ñàkk ci biir journal bi peut-être après danañ mën a am leen ay extrait ñu wax seen ay impression moo xam ñi nga xamante ni mooy syndicaliste yi moo xam aussi ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves yi Alaaji Assane incha allah ñu jàpp ne 9h la ñuy démarrer cours yi léegi 9h la jërëjëf Marème. incha allah ñu ngi lay ziar bu baax di ziar waa RFM Mbacké yëpp tàmbalee ko ci seen njiit Mouhamed Jo Diop ci kanam tuuti ñu wéy Abdou Thiam ci li nga xamante ni mooy nemmeeku gi ñeel gox yenn ci Sénégal ci ndimbalu Haj Ndiogou Diène ci wàllu réalisation bi xool rek ak suñu correspondant yi sur place ni ñu ko waxee fu ñu toll ci dispositif yeeg wàllu jàngoro ji lépp mu ngi tegu ci kaw nag xeex ak coronavirus fexe dundandoor ak moom waaye fexe ba gàllankoor yi néew lool ci bépp secteur muy santé di économique di social gi culturel activités yi mën a wéy ci lu dul lor nit ñi wala boog loraange bu munta ñàkk mu néew lool. na xeex bi dafa metti ni bis yàlla ñëw africain yi ñëpp àndandoo gànnaay yi dafa bare te xeex bi dafa metti ki koy suuxat moo ko sooke ni bis besoo yi seetlu naa ko
Abdou da ngay ubbiwaale serveur vocal bi ak auditeurs yi ndax ñun ñëpp ñoo seq waxtaan week wutandoor pexe yi ba ubbiteeg l'école bu ñoŋ ci it ci lu sax ñu continuer ko gën a yeggaleeg jàmm ak salaam seen atam jàng rawat nañ ci ne classe examen kon muy auditeurs yi di correspondant yi kuñ ci jot rek téléphone bi 88 628 14 14 ku ci am xalaat buy mën a ñëw yokk mbir yi ci wàllu tabax gi rek ngir lépp baax dàquñ ca benn xalaat rawatina nag ñi ko gën a xam enseignants yeeg parents d'élèves yi ak ñi am expérience ci wàllu moytu mbas. ñu benn auditeur asalaamaaleykum waaw kooku rocceeku na Abdou ci kanam tuuti kon. seetlu sa àndandoo yi ndax ëllëg dafay ñëw ni seetlu li ngay waxoo ni seetoo seet man seetlu naa la ...88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. ñu ne ko Salick ñu ngi ziar ba. bisimilah yow waaw di rafetlu émission bi. jërëjëf. allo. moom tamit rocceeku na bu mënee duggaat incha allah Abdou. jërëjëf Abdou ñu daal di dem ba Bambey ak Babacar Diouf Babacar maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay laaj nuyu El Hadj Assane. Babacar yaa ngi sauvé honneur bi quoi dafa mel ni sama correspondant yi ndekete nelaw rek la ñu man ah wala njóogu budul ñoom daal di njóogu xëy na njóogul ak téléphone am daal. est-ce que du njóogu mooy nelaw. boo demee de waaw. mais dafa mel ni. jeex nañ leen ba sonn daal. ay ca ban gox nga nekk ci Bambey. waaw ñu ngi fii ci commune bu Bambey. fi nga xamante ni tey la ñu war a commencer li nga xamante ni moo di tournée bi. dugg ci école yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci defe naa di nga ma mën a bay ma génne sama masque bi tuuti. non parce que Abdourahmane bi mu ko defee sànq tuuti mu fatt comme yow rek la ak sa micro wax dëgg yàlla. mën nga ko dindi mën naa ko génne mais maa ngi taxaw ak tamit. direct déet. maa ngi taxaw ak tamit inspecteur départemental de l'éducation. inspecteur sol na masque inspecteur sol na masque. waaw sol na masque fi mu nekk nii mu ngi may wax sa solal sa masque. waaw. mais donc ñu ngi war a ànd ak préfet léegi wër école yi nga xamante ni ñoo nekk ci douane bi. pour xool lan la dispositif bi nan lay fonctionner ndax ñoom jël nañ matukaay yëpp. wala école bi mën a commencer. inspecteur Pape Amadou Sibilé yaa ngi ci en direct ci RFM tey yaa ngi war a ànd ak préfet dem ci dëkk bi xool école yi tey yan disposition lañ mën a wax ni ndax xalaat nga ne affaire yëpp yemb na. waaw jërëjëf comme niñ ko waxee c'est correct tey c'est le 25 ci la école yi war a dooraat ci classe yi nga xam ne ñoo war a def examen yi niñ ko waxee woon ci tëraloon ci niñ ko waroon a waajalee def nañ ko maanaam tout ce qui est matériel bu ñu war a utiliser maanaam lu jëm ci masque yeeg gel yeeg lavoir yeeg maintenant fotal bi et tout ça distribué woon nañ ko école yi ba noppi. bon jaar nañ fa démb ci yenn écoles yi fekk fa directeurs yi waxtaan ak ñoom tey jii nag nga xam ne mooy ubbite gi ci la ñu war a ànd ak maintenant délégation bi nga xam ne préfet moo ko war a jiite pour maintenant jaaraat ci écoles yi
ko nemmeeku leen seet vraiment ni fi mbir yi tëddee ndax. ci département bi xalaatu leen taw bi di ñëw sax dina am jafe-jafe ci wàllu. waaw parce que même démb sax on a essayé maintenant de recenser écoles yi nga xam ne d'habitude ñoom dañ doon inondé heureusement fii ci biir commune bi bëriwu fi ba nga xam ne par rapport à ça aussi tamit am na ay pexe yoo xam ne lal nañ ko di xaar bis buñ fa yeggee bu fekkente ni loolu am na écoles yi inondé ñu jéem a seet maintenant yan matuwaay la ñuy mën a jël ba nga xam ne du am gàllankoor ci njàngu xale yi. zone Réfane gisoon nañ ne fan yi amoon na cas corona ndax matukaay yu renforcé nañ ko foofu. waaw comme ni ñu koy defee rek xam nga cas bi tamit waa santé li nga xam ne war nañ ko ci def nañ ko ci bu mët sëkk donc foofu amul lenn loo xam ne war nañ fa tiit war nañ fa jaaxle ci li nga xam ni ci lu war a mën a indi gàllankoor parce que matuwaay yëpp jël nañ ko bu mët sëkk ba nga xam ne ni ñu koy waxee xale yi jàngalekat yi ak ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci biir école bi war nañ leen a aar bu mët sëkk moo tax matuwaay yëpp ñu jël ko bu mët fi mu nekk délégation bi le médecin chef de district mi ngi ci moom it donc moom it dinañu jox ay conseils et tout ça loo xam ne war nañu jubbanti it ñu jubbanti ko incha allah. jërëjëf inspecteur El Hadj Assane donc gis nga ko. fu mu nekk nii Bambey dafa mel ni matukaay yëpp mat na fu mu nekk nii. dem ubbiwaat ci l'école yi rek moom moo des. bi ñuy ñëw fii léegi sax ñu ngi tase ak ay ndongo. ñu ngi boot seen saak di dem ca école ba pour xool ñoom tamit commencé li nga xamante ni moom mooy liggéey bi mais ñoom li ñu ci wax rek day démb li ñuy commencé mooy ay leçons de vie maanaam jàngal nit ñi nan la ñuy dundee ak virus bi comme ni ko président de la république digalee. moom mooy nekk première leçon yi nga xam ne dinañ ko joxe ci école yi. ci école yu ndaw yi ba ca classe de terminale yi nga xamante ni. ñoom ñoo war a reprendre école jàngale bi fii ci diwaan. am na solo et que xale yi xam ne mbir mi léegi ni nga ko waxee ni ngay dundee ak virus bi noonu ngay dundee ak geste barrière yi. maanaam raxasu bi du pour tey rek masque bi du pour ubbite tey gi rek waaye c'est pour pratiquement toujours sax parce que set moom ak nit ki ci dundam yëpp la war a doon. voilà toujours da ngaa war a set moom lañ leen jàngal moom lañ war a dund ak virus bi te tamit duñ ko yemale ca école ba rek. bu ñuy ñibbisee seen kër tamit dañ ko faa war a ñoom. geste barrière yooyu nga xam ne dinañ leen ko jàngal. parce que élèves yi tamit ay vecteurs de transmission la yoo xam ne connaissance. moom mën nañ ko yóbbu ci seen i parents ñenn ñi buñ ko dul woon jëfe ñoom tamit ñu commencé di ko jëfe pour li nga xamante ni moo di feebar bi ba law fii ci wàll. am na solo jërëjëf Babacar. jërëjëf El Hadj Assane ñuy ziar waa Bambey yëpp dañuy dellusi ci gannaaw rek ba Thiès ak Cheikh Anta Diop sëñ Cheikh Anta teewagul Abdou Thiam Abdou équipe xam naa équipe bu ngoon gi moom amul daan corona xanaa moo tax ayca ñu déglu tuuti voilà tout à l'heure voilà sëñ Cheikh yegsi na Cheikh Anta Diop maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ba xalaat Assane. Cheikh naka waa Thiès. waaw waa Thiès a ngi fi tey moom la ñoo xëy rek di wër école yi. waaw Thiès de ñoom xam nga ne waa Thiès dañoo set moom wala. waaw Thiès moom set nañu te farlu nañu aussi. ah très bien. gis nañ ne vraiment école yu bëri door nañu. njàng mi am na ay élèves yoo xamante ne seen waajur ñoo leen indi. jamono yi ñu ngi ci école Ibakat yi xam nga fu baax Ibakat yi ba di ex Clémenceau waaw. waaw foofu moom ñu ngi ci école bi daanaka élèves yi sax bu la ñoo dugg dañu leen tegal benn fii bu mag ci la ñuy raxasu ndox ak saabu. am na koo xam muy lave mais am na koo xamante ni aussi dafa yor benn thermoflash élève ba bala ngaa dugg dinañ la xool sa température. maa ngi nii nag jamono yi ak madame Samb mi nga xamante ne moom mooy directrice école bi madame Samb doon la laaj rek sur yaa ngi direct ci RFM sànq rek laay jokkoo ak Alphonse Seck mi nga xamante ne moom mooy IEF bu Thiès. disposition yi nga xamante ne jël ngeen ko ngir njàng mu mucc ay ren ji fii nga xamante ne moom mooy école Ibakat yi ba. incha allah tey jëloon tey ci alxames bi 25 juin la ñu ubbi sunu école bi waaw ñu ngi sant yàlla parce que tey jii à 8 heures j'ai trouvé tous les élèves devant la porte de l'école ñoom ñëpp ñëw waaw macha allah ànd ak seen waajur yi sama maître yi nekk ci école yi sama enseignants yi ñoom it 8 heures fekk na leen ci école bi et jël nañu disposition yëpp yu nu war a def nañ ko jël nañu suñuy lave-mains jël suñuy thermoflash on a 2 thermoflash yu nu mairie bi jox ak kii jox nu mu tudd IEF inspecteur Arfan au passage ñoo ngi koy féliciter ku bëgg di ko remercier ku bëgg école la te lu mu namm ci Thiès ville bi dina ko am résultat yu mucc ak dinañ ko am incha allah parce que moom dafa bëgg jàngale
te ñu nit lu mu bëgg loolu la ñu bëgg parce que ñun ñooy collaborateur am war nañ ko jàppale te incha allah dinañ ko jàppale te élèves yi dinañ ko jàppale. natt bi ngeen natt élèves yi nga xam ne ñoo war a def examen est-ce que classe yi ñoom ñëpp ñëw nañu. ñëpp ñëw presque tous les élèves sont là les élèves sont venus en masse maîtres yi ñoom it ñëw nañ ci waxtu ba waaw commencé seen liggéey ku ñëw rek xam nga sa tâche parce que depuis le 2 ñun le 2 la ñu bëggoon ñu jàng le 2 ba léegi ñoo ngi école chaque jour danoo am benn groupe WhatsApp nga xam ne ci la ñuy def suñuy réunion presque tous les 2 jours dañuy réunion pour la bonne marche de l'école ñoo ngi sant yàlla maa ngi gërëm sama équipe bi ay jigéen yu mucc ay ñoo fi nekk yu baax nangoo liggéey di ñëw duñu tardé mukk góor ñi ñamit ñoo may jàppale nangu nu ma def dara waaw macha allah leen sant bravo chapeau Alaaji Assane Anta waaw sëñ Cheikh waaw dégg nga kàddu gi nga xam ne mooy directrice bi madame Samb muy li mu wax defe naa ne tey ji bu ñu jàppale fii ci fii collège ak lycée nekk ci Thiès gis nañ ne candidat BFM yi par exemple toll nañ ci 5832 defe naa ne yow bu ma nekkee foofu Ndakaaru yaa doon xëcc sama nopp di ma ko traduire en wolof tey ji sori naa la xaw ma lu ñu ko mën a traduire waa ak 7787 ci wàllu CFE am nañu aussi 2129 enfants ci fi nga xamante ne moom mooy IEF bu Thiès ñi nga xamante ne Arfan Seck di IEF bi moom moo ko jiite kon nag nañ ne fii ci est la bokk mais nag ñu ngi nii di gis monsieur le maire Pape Diop di dugg si moom mooy maire Thiès Est monsieur le maire da nga ñëwoon di nemmeeku si école bi di Iba Katiba wax nañ sànq dispositif yi nga xam ne jël nañ ko te maire bi am na yu am importance yu mu ci joué lu jëm ci wàllu matériel naka nga gisee mbir mi. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla bu baax jullit ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu particulièrement waa Thiès commune Thiès Est ñëw fii tey ci école Iba Katiba fekkan ma doon def le tour doon xool comme prévoir nañu ouverture yi mois passé mu échoué donc ba ñu jëlan les dispositifs bon ma noonu naa ñëw xool ba xam ubbite bi nan la demee malheureusement bi may droité laa dégg directeur ci wax vraiment matuwaay yëpp jël nañ ko élèves yi ñëpp ñëw nañu professeurs yi ak enseignants yi defe naa ñëpp a ngi ci biir bon donc loolu mu nekk lu ñuy sant yàlla di tàllalaat suñu loxo yàlla di ko ñaan nag yàlla yamale fi mbir yi vraiment nekk na loo xam te ni nañu gën a delluwaat ci yàlla suñu borom parce que mbir mi nag jaaxal na adduna bi te au Sénégal ñuy gën di wane ay signes yoo xamante ni vraiment xaw ni fiital nañu kon allah muy daal yàlla na ko yàlla barkeel ba nga xamante ni lii muy yem fi donc ñun suñu devoir it mooy parents d'élèves la ñu donc en même temps ñu nekk maire de la commune de Thiès dafa jaar mu nekk commune bi ëpp ci commune bi vraiment 20 établissements donc loolu ñun itam lu ñu gën a mën a veiller ci mbir mi suñu devoir la lu ñu ci gën a mën a taxaw suñu warteef la loolu moo tax ñu doon ñëw tey di gën a encourager enseignants yi gën a sensibiliser les parents d'élèves pour que ñu gën a taxaw ci xale yi parce que nag xale yi mooy avenir ëllëg parents d'élèves yi nañu gën a taxaw chef de famille nañu gën a taxaw ci xale yi ndax ëllëg kat ñoom ñooy yaakaar réew mi kon kenn ku ne am nga part de responsabilité pour taxaw pour sa njaboot ndax ëllëg vraiment ñoom lañu yaakaar ñu doxal réew mi loolu moo doon sama. Alaaji Assane Gueye dégg nga kàddu yi nga xamante ne maire bi Pape Diop retal na ko. ñëwoon nag doon def le tour des établissements. c'est important Alaaji Assane. maa ngi koy ziar moom monsieur le maire Pape Diop maa ngi koy nuyu bu baax. waaw monsieur le maire. très bien waaw kon voilà kon. waaw kon defe naa ne fii la ñuy rek jox antenne bi ñeneen ñi ñu mën a dugg en attendant nag dinañ wër école yi. fas yéene naa mbaraglaayu dem ba fi nga xamante ne moom mooy Ngaye Mekhe ak dëkk bu ñuy wax Koul. commune Koul den rek Ngaye Mekhe. maintenant Cheikh balaa ngay dem xam naa ni c'est normal ah distanciation physique yi mais xam naa ni côté boobu rek la ñuy xaw a réccu ci ubbite l'école bu njëkkaan yow xam nga ci dara ak ambiance bi retrouvailles avec les amis. xam nga loolu lépp sentiroo loolu de du mën a ne. waaw mais fii ne dafa mel ni élèves yi dañ leen cee tàggat. parce que bi ñu ñëwee élèves yi. daanaka dañoo dandante lu mat ay ñaari mètres sax bu ñuy raxasu. am na solo te ñoom ñëpp a takk masque am na ñoo xam ne sax seen waajur ñoo leen indi. dañoo taxaw ci bunt bi ba élèves yi dugg. mais vraiment gis nañu aussi vraiment personnel bi ñëpp mobilisé wu. très bien ñoom ñëpp ngi takk ay masque xale yi aussi dañoo takk ay masque ñu ngi leen di sensibiliser. defe naa ne loolu am solo la mais beneen aspect bu am importance boo xam ne aussi wan nañ ci kii muy école privée yi. sànq am na ay école privée yu ma wër fii mais gis nañ na xañ na peut-être seen moyens yi demewul noonu mais
benn gel ngay gis ñu yor ak benn thermoflash. te loolu aussi bon am na peut-être waroon nañu am ay lavoir parce que lavoir yi moom mooy gën a baax. mooy gën a ak ndox ak saabu bi. mais par exemple benn bouteille gel. defe naa nga am ay milliers d'élèves. foofu dafay xaw a soxla. dëgg la xam naa bonne volonté yi lay dégg du ñàkk ñu participer ci. voilà mais ci au niveau des écoles élémentaires moom vraiment disposition yëpp jël nañ ko fii ci diwaanu Thiès. am na solo ngir njàng mu mucc ay. c'est important cette mobilisation générale parents d'élèves enseignants élèves jërëjëf Cheikh Anta noonu rek la de virus moom bu nu bàyyi vraiment mu nasaxal ñu ndax bu nasaxalee njàngum gone yi loolu mooy nasaxal génération tout entière ca loolu waruñ ko nangu kon na ci ñëpp jàpp rek xeex ba vraiment ba fu mu yem ba ni nu mënee li ci des ñu dénk ko suñu borom ñu jàll dem Ndar Mohamed Nabi Sylla maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Asan di la gërëm ci ànd beeg ñun diwaanu Ndar également comme nemmeeku nañu fu ci mel ni Mbacké ak Mbour Thiès waa Ndar également ndax matuwaay yëpp ñoŋ na. ci wàllu waaw benn gone mi ngi may romb ci jamono ji amee lii di masque am yow lu tax takkoo sa masque yow. looy def lu tax takkoo ko. ana nga wut benn masque. waaw wut benn masque xanaa xëy si ak masque. kay masque bee saa masque yi pour takk la aywa takkal. Alaaji Asan noonu la de nabi waaw ci benn ci l'école bi nga xamee ni jot nañ fee ñëw di complexe Amadou Fanga Mbodj gis nañu yenn ci gone yi dañuy takk masque yi ñëw ak seen waajur ba ci biir ñenn ñi jël ko te def seen poche wala te yenn regroupement yi nag aussi doon loo xam ni ñàkkuñ ko gis ndax xale yi dañoo gëj a gisante ñenn ñi suñu gisee seen i moomam daw sax dajali ko ci cours bi am na benn groupe boo xam ni ñoo ngi nii taxaw. xanaa amul ay surveillant ci biir école bi. waaw xam nga ñun de ñemewuñ woon suñuy surveillant bu ñu leen mësaan a seen daal. waaw loolu la il faut que surveillant yi di leen solo masque yi par force. voilà di leen solo masque yi di tas ndaje yi. voilà di leen imposer ñu raxasu. ñu raxasu carrément. fu ci mel na léegi lañ soogay gis benn ci jàngalekat la ñu préposé ci bunt bi. wax ko rek mu toog képp kuy dugg ñu obligé que mu raxasu. laata mu yéeg ci complexe bi nga xam ne moo di CEM bi nga xam ne ay mag ñoo nekk foofu. foofu moom dañoo teg surveillant bi nekk ci bunt bi képp ku dugg da ngay raxasu obligatoirement. ñu defal thermoflash ki nga xam ne moo di principal bi ñu jokkoo ak moom xamal nañ ñu daal fii moom lépp mi ngi jaar yoon ndax ñoom am nañu. ci wàllu classe bu troisième lu ëpp 126 élèves 126 élèves yooyu daanaka lim bi li ci ñëwul barewul classe yi tijji na ñoom commencé nañ jàng li aju nag ci wàllu école primaire kenn fa la ñu wàcc nii léegi foofu la ñu gisoon yenn ci gone yi nga xam ne daal dañuy dindi seen masque école yi itam gis nañu salle de classe yi daanaka dañoo tijji dañ leen éclaté bi ñu leen éclaté classe bu nekk ay ñaar ci élèves fukk ak juróom-ñaar mu ëpp li nga xam ne daal gis nañ ko ci classe yi mu doon disposition boo xam ne ba léegi directeur bi mi ngi nekk di waxante ak li nga xam ne rek moo di lii di élèves yi su fekkee may nga ñu ko ñu jokkoo ak monsieur Bass monsieur Bass moo di directeur bu école Amadou Fara Mbodj directeur RFM ñoo ngi lay nuyu ci suba si maa ngi leen di fay waaw ñu gis ni fii ci école bi ci wàllu disposition 9 heures jot na nan la demee. waaw comme ñu ngi ko gisee nii alors xale yi y a un dispositif de lavage de main bu nekk ci bunt bi xale buy dugg da ngay raxas sa loxo après boo am na ñu ñëw ak seen masque boo amul masque ñu jox la masque. parce qu'on a prévu pour chaque élève 3 masques ku ci am masque après nga te boo ko takkul ñu jël masque jox la après on va compléter ci classe yi. thermoflash yi bu ñu ñëwee nag ba dugg. après ñu ngi leen di thermoflasher ci classe ils sont répartis en 4 groupes. donc ñoom thermoflash yéen da ngeen tànn dem ci biir classe yi fekk élèves yi plutôt que def voilà très bien parce que am na ñoo bu ñuy ñëw dañuy sonn mën nga jël ça peut fausser la température bàyyi leen ba ñu toog dal nga jël thermoflash parce qu'on a un registre pour prélever chaque jour les températures. température élève bu nekk dañ koy jël def ko ci li nga xam ne moo di registre. voilà ku ne da nga am fiche. fiche sanitaire. wàllu disposition gis nañ fi ay lave-mains gis nañ fi ay yooyu est-ce que lépp yemb na est-ce que maanaam am ngeen lu doy ngir dem ba at bi jeex. waaw ba fi mu toll nii daal suñu xel mën na dalagum na waaw ci li ñu mën a wax pour être sûr que mën nañ démarrer daal am nañu daal les moyens de démarrer xamuñu nag ba kañ. waaw parce que. waaw mën nañu jox daal disposition ci gàttal. léegi mais de toute façon
bon les autorités sont à notre écoute. Chaque fois que de besoin dañ leen di woo ñu ñëw s'il faut renforcer ñu. Et il y a le comité de veille et d'alerte aussi du quartier qui est à notre disposition. waaw. gis nañu xoolal gone gii di ñëw daanaka xanaa moom mastam dafa war a bàyyi ci classe bi xoolal mi ngi nii sa kanam. waaw léegi parce qu'on doit procéder tout de suite à une grande leçon pour les sensibiliser. waaw parce que dañuy ñëw c'est le démarrage c'est normal. yow looy wut gone gaa ngi nii ñu jàkkaarloo yow takkoo masque looy wut. Nabi Mohamed dafa mel ni. yëf yi dañ doon joxe masque. classe bi dañuy joxe masque yow nga dindi sa masque def ko sa sac ngay ñëw pour directeur jox la masque. dafa xotteeku boobu élastique bee dañ. waaw d'accord kon maa ngi koy wàcc ak directeur El Hadj Assane. très bien waaw yaa gis de gone gi moom nee na. élastique bee dagg muy beneen waaw c'est normal heureusement que am na réserve foofu. maintenant Mohamed ma sërëxalaale benn message ci parents yi rek xale yi fa nuy bawoo. parents itam nanu dugal seen loxo ñoom it. jox leen masque parce que dégg naa ci yenn yi fu nu jaar ñu ne am na ñu xëy sans masque. xam nga école mënut a ubbi rek sa doom ak ñu ne pandémie am na ci réew. wax dëgg yàlla mu nekk classe d'examen war nga déjà un masque mu sol dem ak moom. waaw fa muy jaar ba mu yegg si. waaw mënut a dem nuyu comme ça ni visage nii wóorul. waaw. il faut que ñëpp jàpp ci quoi toujours dañ koy rappeler suñu bopp mbir yi ñëpp. dëgg la mu doon itam situation boo xam ne jot nañu signalé ci Pikine. benn école Amadou Charles Gour Diallo. kooku bàyyi xaali bokk ci comité de gestion bi moo ñu ko wax ci jamono yi daal ni daal su fekkoon gën leen jàppale ci wàllu jumtukaay ak matériel. ndax ñoom foofu dañu am daanaka lu mot 200 ak ñaar fukk ak juróom-ñetti élèves yoo xam ni ñooy def CM2 école primaire la boo xam ni dafa bare élèves dañu éclaté ñeenti classe moo fa amoon loolu bi suñ ko éclaté def kay classe su ñaar fukki élèves daanaka day ëpp ñaar fukki classe yoo xam ni daanaka classe yi ci école bi yëpp foofu lañu tijji. te li aju ci wàllu lave-mains yi war nañ ko yokk ci bërëb bi li aju ci wàllu thermoflash war nañ ko yokk ndax gone yi dañu ñëwandoo ci bërëb bi ci jamono jii nag mën nañ jàpp ni thermoflash yooyu ñu fàttali gars yi koy utiliser ci école yëpp ci Sénégal ñuy baxel aussi réserve bu bari ci wàllu batterie ndax sama benn doom bàyyi mu ngi may signaler léegi ca loolu wér la fréquence bi ñu koy utiliser xam nga dafay bari donc ñu sóoraale batterie yi balaa ñoo xëy ñu naan jeex nag waaw lu mel noonu loolu lépp ci wàllu sóoraale rek waaw waaye itam fu ci mel na département bu Podor nga xamee ni tàngaay bi day metti foofu. Alaaji Assane man gis naa ci jamono ji ñu génn. ñu demoon côté Podor ci benn reportage daanaka man bi ñu egsee. ci suba bi ñuy dem thermoflash bi daanaka mi ngi affiché woon en deçà de 26 ans. man c'était la première fois que je voyais ça. bon ñu ni man naaj bi jógagul waaye gis nga bi ñuy dellu si thermoflash bi dafa sax doxatul ndax tàngaay donc tàngoor bi yaa ngi kobas waa Podor de Mohamed ak tàngoor bi. waaw te xam naa ni itam ca fu ci mel na Matam it ca Ali Bandel xam naa noonu la demee. jërëjëf Nabi en tout cas ñu ngi lay gërëm di ñaan yàlla jafe-jafe yi néew lool mook àddina ànd waaye mu gën a néew te it kilifa yi ni ñu ko waxee mobilisation bu kenn tàyyi ci bépp fànn nag luy protéger élèves yi luy protéger jàngalekat yi te loolu société bi ci boppam école bi mënut a nekk en dehors de la société waaw lépp ci biir kon waajur yeeg chef de quartier yeeg ku mu ci mënti doon na ci ñëpp jàpp rek ba ci gone yi ci mbedd bi koo ci gis solul masque ci jàng yi boo ko mënee jàppale loolu je pense que c'est très important parce que yëf yi ñëpp 88 628 14 14 ngir auditeurs yi waaye it bu dee pour sunu correspondant yi ñu leen di gërëm bu baax ci taxawaay yi ci diwaan yi ndax ñoom benn loxo lañu ci ku ne xam nga diwaanu Sénégal yi nu toll waaye macha allah ak seen njàmbaarte saa su ne mboolem diwaani Sénégal lu ca bari umpu leen ci ni ngeen ko seetloo ak seen rajo RFM kon ñu leen di massawu waaye di leen féliciter yooyu correspondant Alaaji Njoogu ne ko maa ngi koy déglu saa yu bëggee ñu yëkkati jotaay également ñu jàll ci programme yeneen yi ca xam ni yëf yi premier jour la waaye dañoo am yéene continuer ko ba keroog seeni examen muy ñi def entrée en 6e BFM wala baccalauréat suñu borom def ñu jàll ceeg jàmm élèves yi ndax xam-xam am na solo lijaasa am na solo àddina fi mu toll ak jongante yi ak ñoom ni ñu nekkee ëllëgu réew mi
ku sañoon da nga leen di armé ci waxin ci wàllu xam-xam ak ki bagage ba ñu mën a jongonteeg seen i naatangoo yi ëllëg ba kenn bañ ñoo noggutooti na mu ni demee woon laata ñuy moom suñu bopp ak pétrole beeg ngëneel yi am ci suñu réew yi kon ni ñu koy waxee rek c'est très important ñuy mën di jongonteeg suñuy naatangoo ci loolu xam-xam rek ko koy maye du leneen ñu jël kenn ci auditeurs yi asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Assane. waaw kooku. ñu ngi lay ziar bu baax. sëñ Sène. waa Jibril Sène la. jërëjëf bisimilah. waa ndax neex képp a ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu bu baax. waa di ci profité aussi di féliciter vraiment corps enseignant bi nga xam ne mooy école yi nekk ci suñu zone bi fii. muy l'école le CM de Ndiokho ak l'école primaire de Ndiokho. di féliciter le principal ak le directeur ak tout le corps enseignant. ak vraiment parents d'élèves ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi foofu vraiment di aussi. kii ci engagement wu enseignants yi ñoom commencé nañu d'ailleurs directeur def na sensibilisation avant élèves yi di dugg et tout. donc vraiment ñoom macha allah teg nañ ko ci yoon. yàlla na leen yàlla jàppale Sénégal gépp aussi. ba ni ñu ko bëggee mu amee noonu. amiin. voilà comme ni ñu koy woon waxee rek chaque fois boo gisoo ñu doon wax naan nañu xaar nañ def nangam ak nangam lépp rek bëgg mu dem la. di insister waat par rapport ak la zone par exemple sud. boo xoolee tey ji presque toute la zone sud daa xëy di taw. te abri yi bari na fa. kon na ministre bi xalaat que ne. même su dee dañuy louer ay locaux wala nangam pour rien que pour 3 mois yi wala 4 mois yi gars yi war a jàng. parce que yoo xamante ni El Hadj Assane buy taw kenn mënul jàng ci école yooyu. dëgg la yenn écoles yi abri la yi ci des day senn. kon yooyu nañ ci bàyyi xel parce que tey ji boo xoolee Wandifa. jëm Sédhiou ba Bounkiling zone boobu yëpp ba. Saare Alkaali Njamakuta zone boobu yëpp instant yi ni école yi mënuñoo jàng parce que ma ngay taw. kon vraiment kon nañu bàyyi xel ci loolu. di sóoraale loolu parce que ñu au moins gars yi nekk à l'abri parce que enseignants yi am nañ engagement dem nañ. c'est important élèves aussi am nañ engagement bëgg nañoo jàng. jërëjëf Djibril kon na gars yi dolli accompagnement bi vraiment pour yëf yi mën a jàll te yàlla na ci yàlla def jàmm. amiin jërëjëf seen c'est important contribution boobu ngir kilifa yi gën ci baxel am na solo ñu jël beneen auditeur Abdou asalaamaaleykum. allo. waaw sëñ bi. waaw sëñ bi na ngeen def waay. ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw maa ngi nuyu bu baax maa ngi lay ziar di rafetlu sa liggéey. alhamdulilah jërëjëf. et puis ak di nuyu auditeurs yëpp. alors dama bëggoon rek intervenir bu ndaw. sànq dama dégg benn directeur d'école. muy wax ne que ne bu xale yi ñëwee. da leen di bàyyi ba ñu dugg ci biir classe yi toog mu soog a def thermoflash yi. waaw. dama doon bëgg rek ñu bàyyi xel xaw ma nag autorités sanitaires yi peut-être ñoo ci gën a ëpp xam-xam. waaw dëgg la mais damay ragal ne loolu bu ñu ko defee xëy na peut-être béy wéy na ba pare. parce que voilà dañu bëgg. moom compréhension xëy na moo def ni gune yi dañoo sonn soog a egsi. mais loolu xëy na defe naa ne amul benn rapport. nañ bàyyi docteur yi wax ci daal ndax bu dee tension la ñuy jël en tout cas léeg-léeg noonu la ñuy waxee. waaye quand même bu dee thermoflash bi. dafay ute parce que su fekkee ne déjà bàyyi nga koo xam ne il est infecté ba ñu dugg classe ba mu laa ñeneen ñi ba pare. loolu soo thermoflash bi dootul am ci solo. dëgg la thermoflash bi njëriñam mooy si bunt bi suñu gisee ki nga xam ne am na température bi boo xam ne baaxul. ñu bañ ko bàyyi mu dugg ci biir classe bi déjà. ñu isolé ko déjà dès l'entrée rek war nañ ko defal thermoflash. très bien voilà léegi nag mën nañ wax autorité sanitaire ñu laablu ko waaye nag dëgg-dëgg yaakaaruma mu nekk yoon bu baax. très bien jërëjëf. maa ngi jégalu macha allah am na solo xel du doy jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax kilifa yi kër docteur également moo tax bu ñu nee lépp ñëpp il faut ñu leen di jege jàngalekat bi aussi njàngale mi fa la mëne xëy na du jàngalekat ci wàllu kër docteur waaye loolu lépp ak mottalante rek bu ñu ko defee lépp dina baax incha allah 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum. kooku. allo. ñu ngi lay dégg. waa El Hadj Assane na nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax. man la madame Diop. Bour. madame Diop maa ngi lay nuyu bu baax. ça va bien. ça va alhamdulilah. waaw maa ngi leen di nuyu. di ñaanal jàngalekat yi. amiin. di ñaanal xale yi. di lancer benn affaire boo xamante ni dëkk bu nekk am na amicalu ay enseignants. c'est que bu ñu xaar état bi naan nangam. ku nekk école ba nga gis sa koñ boo gisee dafa manqué soo ci mënee def dara nañ ci def dara te yàlla tax. ñu bañ a xaar naan état te bu ñu nekk jékki-jékki te nañu xaar ne cas mën na am ci école. bu cas amee ci école nag bu mu nekk panique. parce que lu mën a am la. dëgg la. parce que comme dañoo dëkk ak moom. loolu lu mën a am la. mais bu amee
bu mu nekk panique. buñ ko def tam benn arme génn ci comme nag commence affaire ba yàqu na déedéet. nañu xam ne jàng bi suñu jàng la. man j'ai enseigné pendant plus de 35 ans xam naa li may wax. lu fi mus a am choléra méningite jàngalekat yi dañ ko doon gérer. ba mu rafet. kon nag jàngalekat yi lañ leen xame woon nañ ci dellu. très bien. élèves CM2 yi neex nañoo gérer lu ñu leen jàngal ñoom dinañ ko véhiculer. parce que bu ñu demee dañ naan seen yaay madame nee na nangam monsieur nee na nangam. élèves yu mag yi ñooy gën a xabar récalcitrant tuuti surtout les élèves terminales mais nañ leen gérer. donc man li ma doon lancé daal mooy nit ñi ci dëkk yi. ñun waxuma état waxuma député waxuma maire dama ne ñun nit ñi. nañu góorgóorlu ba école yi ci suñu koñ yi ñu def ci suñu doole. dëgg la am na solo. école yi mën a dem. bu dara amee it ñu bañ a reetaan ne parce que xamoon nañ nangam bu fi kenn wax loolu. dëgg la jërëjëf affaire bi suñuy doom lañu. suñuy sët lañu. nañ ci jàpp ba xale yi jàng. jërëjëf macha allah waaw loolu daal laa ne woon nañ ko xam ne ci ñëpp jàpp daal ba xale yi jàng. incha allah yàlla nañu yàlla musal yàlla na leen yàlla aar musal leen jàppale leen. amiin yaa rabbi jërëjëf. jërëjëf madame Diop yàlla na yàlla fay la jërëjëf taxawaay gi am na solo ñu xool keneen Abdou ci téléphone bi ba tey rek ci pàttalante gi am na ci solo Abdou Thiam moo ne ci technique bi Abdou xam naa Abdou bi ngay nekk primaire yow ci rang yi ci kanam nga doon ne xam les cours devant ñi élancé derrière asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. léegi na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu wér. waaw man de à propos taw bi xew dans la zone sud là laay bëgg a wax. waaw. waaw je crois que c'est une possibilité man it je suis un enseignant damay leb tur bi nag. y a une possibilité bu tawee tey. waaw ñu déjà ñu prédisposer xale yi ci loolu le lendemain ñu ñëw. bu tawaatee le lendemain le surlendemain ñu ñëw. xaar mu sewet bu demee nag ba jeudi aksi nag muy nga xam ne jour boobu perdre nañ ko ñu continuer. dëgg la. waaw loolu de laa amul lu may xel. macha allah jërëjëf yàlla yàlla fay la jërëjëf noonu la ñëpp bu ñu defee ci bool bi dina fees de incha allah ñu ngi jégalu waa Xalasan dafa mel ni xaw nañoo xaabaabal Abdou Thiam Mamadou Mouhamed Ndiaye maa ngi lay jégalu bu baax yaa ngi Mamadou Ndoye Bane ak Aba waaw ñoom ay meex sedd rey lañu teggaaral gi nuy wane ci rajo beeg télé beeg seen kanam yi noonee lañu ñàkkee yar Mamadou Mouhamed Abdou Thiam ñu ngi lay gërëm réalisation bi Hadj Ndiogou Diène ñu ngi leen di dellu di gërëm mbokk yéen ñëpp di ñaanal ñëpp kenn dalu jàmm waaye